démb dañ fi toogoon ñu ni Pokola dafa daanu ci 3e étage alors version yi bëri na ña fa nekkoon muy ñaari ñak yooyu wax nañ ni mu demee ay xaritam ku ne wax nga mais ak lum ci mënti doon rek mën nañu jàpp ni mbir yi am na te jamono ji mu ngi ci l'hôpital alors question bi mooy est-ce que tamit jotul ñoom ñu xoolaat seen bopp xoolaat seen entourage xoolaat seen doxalin parce que démb ku gis yaayam coono gi mu àndal fële hôpital CTO nga xam ni doom da nga war a doon sa nooflaay waajur waaye waroo doon loo xamante ni da nga koy sonal. loolu tam lu am solo la de. waaw gis nga nag xam nga dafa nekk famille boo xam ne mënuñu toog 1 mois 2 mois te ñëwuñu ci actualité bi. te malheureusement ni ñuy ñëwee ci actualité bi c'est vraiment de façon boo xam ne du doon exemple ci société bi. moo tax gis nga buñ naan leen yaru leen. gis nga nit xale boo yaroo di nga noppal sa bopp noppal say waajur. wallaahi. parce que nag quand même nga nekk mbër mbooloo topp sa gannaaw dafa am exemple boo war a lancer ci place publique bi. ba pare it da nga war a gérer sa carrière surtout koo xam ne da nga déparé ci 0 gis nga bu la yàlla nattoo nga juddu te amoo dara dafa war a nekk source de motivation. mais malheureusement Sénégal ñi gën a ñàkk ñoo gën a inconscient ci seen situation gis nga yàlla bu la dimbalee nga juddu yoroo dara. ça doit être une source de motivation dafa war a nekk loo xam ne moo lay doppe ci àdduna nga xam ne yow amuloo droit tardé fenn ndax da nga war a changer sa situation njaboot. da nga war a changer sa situation waajur. mais malheureusement na nga xool si suñu penc mi ñi fi gën a dàq def ay tooxi doona mooy ñi nga xam ne waru leen parce que dañoo juddu fekkuñ fi dara. fekkuñu fi dara ñun ñii ñëpp ay villageois lañ. wallaahi. dañoo juddu ci environnement bu hostile. ñu war a nag ñafe pour changer et la condition de vie de nos parents et notre condition de vie parce que loolu motivation la war a nekk. wallaahi. mais malheureusement li ngay gis léegi mooy ñi ñàkk ñoo gën a inconscient demal nga xool boo demee plage ña fa nekk yëpp di def yi fi dof nga xool leen fi ñu jógee. waruñu am temps gis nga bu yàlla defee nga juddu fekk situation yi dajalewuñ waroo am temps pour yenn yi loolu da nga ko war a jël def ko benn motivation def ko benn affaire boo xam ne dala war a guider ci sa àdduna nga ne man dama juddu fekk samay parents nekk ci situation yu compliqué danaa fexe ba non seulement danaa fexe ba changer sama situation ay parents mais danaa fexe ba sama doom du ñu dund situation bu compliqué loolu mooy nit. si tu es responsable. loolu mooy nit mais malheureusement ñoom dañuy foog ne ñoom ay victimes lañ mais yàlla mooy def kii juddoo ci xaalis kee juddoo ci pauvreté waaye lépp nag yow mi nga xam ne da ngay juddoo ci pauvreté dafa war a nekk source de motivation gis nañ fi combien d'exemples. des gens yoo xam ne Bakary Ouli nee na exemple Sadio Mané. waaw exemple la ci. ils sont partis de rien. te tey moo ngi nii. waaw. siggil yaayam siggil seen waa kër. mais loolu mooy àdduna. siggil waa dëkkam. ah y a pas que Sadio Mané rek. y a y a plein de gens. yoo xam ne ils sont partis de 0. et Samba. xam nga li nga wax c'est tellement vrai. man bëgguma tout le temps di jël exemple ci man. mais moi je connais l'extrême pauvreté. mais bien sûr. tu sais qu'est-ce que c'est que l'extrême pauvreté à partir du 15 août ba keroog dugub du ñor du ngeen am lu ngeen lekk. waaw. du ndekki du añ du reer. waaw. boo lekkee ba suur da ngaa dem ci àll ba for mutt wala dimb bu nga xamante ni da nga koy gis quelque rare wala nga dem gasi wonjo wala quelque chose comme ça de toute façon lu ñor ci àll bi à la limite ngeen am tuuti liibaru ceeb jël bisaab ruux def ci xorom pour mën a lekk pour tenir mais des gens ont connu cette pauvreté là. et finalement se sont battus pour être parmi les meilleurs Sénégalais. mais loolu mooy nit. donc la pauvreté dafa war a nekk source de motivation bu dee ku am jom nga. on ne peut pas dire que ni on va naître riche non non mais mourir pauvre moom yow mën nga ko combattre. vraiment. ne tant que yàlla mu ngi may doole kattan xel. je n'accepterai jamais d'être pauvre. je vais me battre pour ma am li nga xamante ni moom. je vais te raconter benn anecdote dafa am sa benn xarit.
dafa dem après ñëw mu pose ma question mais yow naka nga def ba jàng je dis mais pourquoi cette question mu ne ma non parce que je vois que seen waa kër yëpp ay nitu daara lañu ay lii lañu et toi je te vois nga jàng lii ma ne ko c'était la volonté que je voulais parce que sama papa bi may dugal école daf ne moom voilà dafa am lu may xaar ci yow et ça donc il fallait donc atteindre l'objectif et cette famille-là ñun c'est pas la première fois ñu ci wax lañ ci waxoon keroog yaa ngi fàttaliku jamono ji ñu wax amoon kii mais moom laa gis après ñi nga xamante ni ñoom la ñoo leen waroon teel a wax yooyu yëpp commencer à reprendre les mêmes propos ñu ni ñu waxoon liñ leen doon wax fii mooy c'est une famille qui doit revoir sa copie parce que boo nekkee ci banlieue yàlla dimbale leen yéen juddoo leen ci pauvreté ah parce que contrairement ak li Samba di wax ñoom du pauvreté lañ juddoo seen maam mooy Falaye Baldé réew mi mii fii ku ko déggul mais xam nga ko donc Falaye fi mu jaar ci culture bu Sénégal doomu Falaye la wala surtout Falaye la rek mais carte d'identité la nga am atu bu mel noonu yàlla may la doole nga nekk ci secteur bu nga xamante ni mais xoolal ña fa nekk benn tàkkusaan nga am ay millions yu bëri su ma ko mënoon a am man Alioune yenn caaxaan yi kenn du ma ci dégg donc bu la yàlla defalee yenn atu yi da nga war a xool nooy def bala maa dee ñu naan diw nitu milieu la lan mooy nitu milieu man je pose cette question là foo dem milieu la xoolal comportement bi Modou Lo am en étant roi des arènes fulla ak fayda gi mu am ci li muy def mais xoolal Yékini nu mu meloon xoolal Yékini Tyson xoolal Tyson non mais y a des booy exemples. booy ñaami Pikine wala booy Sa Thiès. Sa Thiès gis nga ni mais mel il y a plein d'exemples dans la lutte ñoo xam ne exemple yu baax dañuy joxe plein et yow déjà comme ni ñu ko waxee woon yaa ngi ci benn secteur d'activité bu nga xamante ni am na fu leen société bi étiquette lee déjà yéen a war a xeex pour que nit ñi changer seen perception si yéen ni ñu leen di xoolee. waaw mais chaque jour ngeen di gën a jox raison ñi nga xamante ni ñu ngi critiquer seen secteur boobu noonu. wallaahi ak ña fa nekk. donc dafay difficile ci yaayam wallaahi moo am doom. dem ñu koy bi xamee naa ci nii parce que le bad buzz par contre kenn bëggul a siwee noonu. xam nga fii ku seen Ousmane Sonko calme bi mu toog ak fa muy toog doom ju ne ñaan yaay ju ne ñaan na am doom ju mel noonu. ci réew wallaahi mi ku sañoon de boo amoon doom moo fi gën xam nga nag àdduna yëpp kenn nanguwul ko la gën sauf sa doom. waaw sa doom rek nga bëgg mu gën gën la donc yaay yëpp suñu sañoon seen doom yi nekk ay modèle ay exemple kenn du toog ci penc mi di leen yedd walla di wax ci ñoom loo nga xamante ni waxuwul waaye nag ca ba may nekk tout tànk la surveillance bi jur doom sànni xamoo ci lu mu yendu xamoo fu muy fanaan xamoo ci lu mu nekk xamoo ay fréquentation am xamoo nangam sangam nga bàyyee ko mbedd mi def ci moom lu ko sopp mu mel naka neex su màggee nag la mu def it xamal ne yow yaa deful woon surveillance bi nga xamante ni moom moo ci war parce que nag gone soo bëggee su màggee mu jëriñ la ba mu nekkee ndaw da ngay sévère lool ci moom te keroog yomal xiyam way jur bu ne dinañ la laaj noo doon sàmmee sa njaboot parce que day ñun liñ daan faral di def suñu nopp bi mais on n'a pas droit à l'échec man loolu dañ ma ko répété fii ñëpp am nañu droit à l'échec sauf toi et on me donnait les exemples le pourquoi tu n'as pas droit à l'échec et tu dois te battre pour sa am sa autonomie financière gis nga am soxla lamb sa poste def ko jar naa liggéey ba dee fu ñu la gisee na la yow ku baax nga ku yaru nga ku tabe nga même soo amulee lu ne gàññe amal yar bi mais boo amee yar bi mais ñëpp mën la seedeel ne kii ku yarul la. moo fi des de. waaye kan la ñu ne diw kooku kay. adduna de looloo fi des. nekk war nga ko mais loolu. et Adduna de. puis pourtant barki démb lañ fi toog di wax ne la vie n'est pas éternelle. adduna gis nga ni mu yàggadee mais li muy yàggadi. nit ki doomu aadama ko gën a yàggadi. et doomu aadama li muy yàggadi. mais mën-mënam kattanam ko gën a yàggadi.
mais ci diggante bu gàtt boobu noonu ngay am kattan pour en profiter pour def ci wala liggéey ci lu nga xamante ni bu ëllëgee soo amul kattan au moins mën a dimbali ko ci loolu dimbali également sa famille. Et on connaît nous tous la famille africaine elle est élastique. Vaste. Ouais. bu la yàlla dimbalee nga am yenn possibilités yi mais opportunité yooyu da nga koy exploiter jéem ci dimbali également ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi si sa famille. mais bu fekkee ni tout le temps problème bu am sa famille rek ñu tudd la ci yaa gën a yées si famille bi. kon nga xoolaat bu baax sa loolu ngay bopp. sonalee say waajur. wallaahi boo yaroo noppal say waajur. waaw waaye boo melee neneen. sonal say sonal waajur say waajur moo tax waajur lu mu def ci doom pour mu yaru bu mu ko xeeb bu mu ko xeeb. na gën a yokk rek. xale yi nag léegi lii seen problème mooy xale yi di nga yar sa doom fa nga ko war a yaree. mu génn mel beneen melokaan. parce que gis nga ñun li ñu may chance mooy dañ ñu doon yar ci biti di ñu yar ci mbedd mi. ba pare diine ji di yar teg. waaw ndax da nga doon am ay grand yoo xam ne doon nga leen déggal grand yi am sañ-sañ ci yow. pour rectifier la mais tey xale boo ci woo di ko jéem a jubbanti bu ngeen jotee seen waa kër attaqué la. et Samba. te loolu moo yàq penc mi. moi je voulais partager dama leen di wax benn affaire parce que comme parfois on fait le coaching gis nga la réussite. bu la ci kenn nax du lenn lu dul une question de volonté te tubaab bi def ne vouloir c'est pouvoir. képp ku toog am volonté wu réussir wallaahi da ngay réussir. tous ceux qui ont échoué n'ont jamais eu la volonté de réussir lii rek moom mooy problème bi. donc fii yeneen cours yi leen di gars yi di wax en coaching en développement personnel en nangam sangam quoi comment réussir dans la vie c'est avoir d'abord la volonté de réussir képp ko am volonté de réussir wallahi da nga réussir. Prenons l'exemple de Youssou Ndour. Il avait la volonté de réussir et il te le dit. Sadio Mané bi ñu Wally di wax mais il avait la volonté de réussir. laajal ñi ko xam bi mu nekkee gone ne ko nijaayam doon sonnale ci buy dem di football yi mu wax ko nag ci football bi dinaa la ci yóbbu màkk ak ñoomin seen moom la si njëkk yóbbu màkk parce que il avait la volonté de réussir ci loolu. Modou Lo laaj ko il n'est pas né dans une famille de champions de lutteurs lan la waxoon dafa bëgg a nekk un champion dans la lutte il l'est. deux exemples et exemple yu dul jeex. c'est-à-dire kenn ku si nekk ku réussir dans la vie boo ko laajee mu ne la volonté boobu la amoon ak quel que soit nag fooy jógee. moo xam ci famille bu pauvre moo xam ci famille bu riche moo xam ci nangam sangam ku amul volonté doo réussir. Abdoulaye Dia. boole ci yaru teg si. waaw Abdoulaye Dia si nii ko. toog na fii jamono mënul woon am dépense ay nit a ko doon jox lu mu yóbboo dépense këram. tey ñaata famille la may fii ay kër yoo nga xamante ni moom moo ko moom te àdduna yëpp xam ne moo ko moom mu gaña leen procès ne may naa leen ko ñaata nit lay xëy di fay ñuy joxe dépense seen kër et cetera et cetera et cetera loolu dafay dépendre ci la volonté de la personne. doy na war de. ah xale de am na loo xamante ni moom. adduna bi ku ci foyee sa ndaw boo màggee rëccu ko. sa mag réer la. rek rëccu ko gis nga oui les parents sont responsables mais am na âge boo xam ne bu fi tollee. yaay doon sa magu bopp yow yaay doon sa magu bopp am na ñoo xam ne ñoo judd gisuñ papa gisuñ yaay ñu ñafe ba réussir am ñoo xam ne yar nañ leen.